waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa commune de Jaxaay tey nag Sista Ngo moo ñëwoon indi leen seen premier numéro ci émission bi nga xamante ne mu ngi tudd wane ma nag Sista Ngo moo koy def ànd ceeg kan Hamidou Mbaye dëkk Daara Cubb tudd Fës ñoo def émission bu bees tàq invité nag ay ndaanaan ay xale yoo xamante ne tey ñi ngi yeewoo ci Daara Cubb di def lan ñi ngi ci wàllum cinéma di def ay téléfilm léegi nag tey ñooñu lañ bëggoon dalal tey ñëw seet si leen fii biir Daara Cubb bëgg leen poser ay questions ma bàyyi xale yooyu tey ñu nuyoo présenté wu ñoom ñooy kan ak ban rôle la ñuy joué aussi si troupe bi ñu nekk nii. salaamaaleykum waa Daaru Info ak waa BG yéen maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waa BG ñoo teew fii tey ak waa Daaru Info waaw maa ngi tudd Djibi Sow rôle bu may joué ci série bu ñu film bu ñu def c'est que je suis l'acteur principal de ce film. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Daaru Info di kontaan lool si teewaay émission bi waaye je suis le membre groupe de BG maa ngi tudd Ousmane sama gars yi gën ma xamee ci Ouz Kourman waaye di nekk xamante ni nit ku gëm jàngam gëm tamit cinéma waaye. waaw salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Saliou di gërëm aussi waa Daaru Info ñu waral jotaay bi tey di remercier aussi sama troupe waa BG ñu waraloon jotaay fii tey maa ngi nuyu yéen ñëpp. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Daaru Info asalaamaaleykum waa Daaru Cubb maa ngi tudd Dieyna Wakoli ñu ngi may woowee Dieyna maa ngi dëkk Parcelles mais précisément maa ngi Daaru. ginnaaw bi ngeen présenté woo ba pare muy nekk ay xale yu am jom déjà si seen présentation rek man dama commencé sax am ay frisson léegi nag dañuy wéyal suñu émission ndax xale yi tey bëgg naa leen laaj nag pourquoi le nom la meilleure génération parce que tam bu ma déggee la meilleure génération man damay am contentement mais damay tiit. lan moo tax may tiit parce que tey la meilleure génération si jamono bi ñu toll dafa jafe léegi xale yi yéen la meilleure génération pourquoi ce nom lan moo tax yéen ngeen tànn la meilleure génération ba yóbbu ci anglais sax ne the best generation man loolu daf maa jaaxal ma leen koy laaj. waaw ok comme kii nu mu ko waxee rek lu tax ñu xool ba tuddee suñu bopp meilleure génération best generation c'est que troupe yi bëri nañ ci Sénégal yëpp ak ci Daaru pour te ak ci Daaru aussi léegi ñun dañoo toog suñ biir ba ñu xoolee ñu ne gis nañ fi ay troupe yu bëri mais troupe yi am na ñoo xamante ne defuñu loo xamante ne ñun mënuñoo jaaxal wala defuñu loo xamante ne mënuñu def loo xamante ne ñun mënuñu koo def léegi en fait ñu toog ba xool suñu bopp ñu ne kon ñun comme que mën nañ def loolu yëpp ba raw foofu mën nañ tuddee suñu bopp meilleure génération en fait léegi bu ñu neen meilleure génération ñu ne kon tour bi pour mu gën a nice pour mu gën a rafet léegi nañ ko jéem a def ci anglais quoi léegi ci lañ jëlee ñu def ko best generation tour bi foofu la jógee. kontaan nañ ci vraiment Djibi ni nga ko waxee kontaan nañ ci loolu léegi nag dañuy bàyyi Ousmane moom mu dolli ci tuuti ba xam moom noonu la ko gisee. waaye soo leen gisee ñu tuddee ko best génération comme nouvelle génération waaye parce que du ma wax Daaru Cubb sax Sénégal bëri na ay troupe soo leen gisee ñuy wax best génération dañoo bëgg a xamante ni suñu defee leen dañoo bëgg def ñi nga xamante ni kenn ci troupe yi defu ko waaye ñu def loolu tamit ñu wane suñu capacité ak lépp soo gisee lii rek best génération dañoo bëgg def ñi nga xamante ni mère yi père yi sëriñ yi ñoom ñëpp ñooy apprécier xool waaw loolu moo tax ñu koy tuddee best génération waaw ñu ak nouvelle génération waaye loolu moo tax ñu koy tuddee pour ñi nga xamante ni suñu defee leen bëgguñu tricher tamit waaye dañoo bëgg créer suñu bopp lu moo tax ñu koy tuddee nouvelle génération waaw. kon yaakaar naa ne loolu leer na tey ñaar si ñoom bu ñu waxee ne meilleure génération li tax ñu tudd ko maanaam dañoo bëgg se différencier des autres maanaam bëgg nañu fee wane lu kenn deful wala bëgg nañ fee teg lu kenn tegul moo tax tey ñoom ñu tuddee seen bopp meilleure génération yaakaar naa ne loolu leer na. léegi nag bu ñu jógee suñu deuxième question dañuy dem suñu troisième question ndax xale yi tey dama leen bëggoon laaj parce que tey kat danse mu ngi fi way mu ngi fi. leneen mu ngi fi ak leneen mais booy tey ñoom dañoo opté ñu ne ñoom dañuy théâtre dañoo bëgg a xuus ci cinéma léegi nag loolu moo nekkoon man tamit samay inquiétude ba tey ma ne xaaral ma laaj leen lan moo tax booy yi choisir na ñoom cinéma la ñuy def loolu nag damay dem sama gauche rek xool ñu fa nekk jéem leen laaj loolu la lañ ci xalaat. en fait boo gisee ñu dugg ci wàllum théâtre daf ñoo yàgg neex dañu ko yàgg bëgg quoi njëkkoon nañ def benn projet benn film mais mu jul sotti après ci lañ toogaatee suñu biir jéem a xoolaat ñu ne nañ def loo xamante ne kenn mësu ko def léegi si lañ dem xool waa Daaru Info ñu jéem see jàppale ba tey jii en fait bëgg nañ ko trop te bëgg nañ see réussir tamit te waa Daaru ñu ngi leen di ñaan tamit ngeen jàppale ñu si loolu parce que bëgg nañ ko trop.
bëgg nañoo dem ñime nañ jël risque ndax boo déggee ci biir waxam mi ngi naan essayé nañu sottiwul ñu essayé waat sottiwul ñu ne nag dañuy ut ndimbal fan la ñuy utee ndimbal biir Daaru Info tey mën naa ne egsi ngeen fi ngeen war a egsi ndax Daaru Info li ko ñor mooy lan dimbali ndaw yi dimbali jeunes yi kon ci loolu rek dañuy continuer suñu question ndax tamit xam nañ ne tey passion moo leen dugal ci mbir mi ak tamit bëgg liggéey moo leen dugal ci mbir mi tey Djiby ngeen nekk ay ndaw nekk ci dëkk bi tamit ku ne xam na ne ndaw moom buñ ne étude dafa am étude am loo xamante ne mooy ay métier tey ngeen nekk ay ndaw teel a jël nag yoonu cinéma ngeen ne da ngeen bëgg a dugg ci cinéma loolu mu nekk loo xamante ne mën na nekk loo xamante ne lu doy waar la mën na nekk lu mën a freiner peut-être seen étude mais tey organisation am na tey am nañu fiy def étude di réussir mais tey dama leen di laaj yéen yan stratégie wala yan xalaat ngeen am yoo xamante ne yaakaar ngeen ne boo leen boolee tey li ngeen nekk nii ak seen études yi ngeen di nekk nii dina dem. bu ñu jëlee études yi ñu koy boole ak lu ñu def ci wàllum théâtre bi c'est que dañ koo def mais defuñu ko ndax ragal boo xoolee tey mun nga def étude di def théâtre mais du ñàkk ni benn bi di nga ci réussir léegi ñun dañoo xool suñu biir troupe bi bëri nañ mais am na ñoo xamante ne dañoo bëgg affaire de théâtre dañoo bëgg affaire de cinéma mais ñoom lañ dajale ñu jéem waxtaan ak ñoom après ñu def benn réunion léegi ñoom ñëpp ñu xam ni lii ñor nañu lii bëgg nañ ko léegi ñu nekkoon nañ ci jóg comme ça loolu mënuñoo yàkkal suñu jàng soo bëggee jàng loolu mënu laa yàkkal sa jàng parce que mun nga jàng en même temps ngay defaale leneen bu dee bëgg nga jàng bi bu dee bëgg nga ko mais ñun tamit ñoo ngi ci débrouiller ñoo ngi jàng di def leneen fii ñu fi jàng am na ñoo xam dañuy jàng fu gën a sori mais du tax ni ba léegi bàyyi nañ lii mais ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di boole. En fait lu ñu gën a gis c'est que ñun ci jàng bi école bu tijjee lañ ci gën a lii nii mais bu demee ba ay fête wala école bu tëjee ci lañ jugee ci wàllum théâtre affaire yoonu école bu tëjee nii ci lañ def ci ay théâtre yi di jug si di bind di def lépp. mais école bu tijjee dañuy naan ku nekk na concentré ci jàngam au moins même ba fête bu jotee après ñu jéem a bindaat ay séries bu ñu bindee séries yi ci fête yi école bu tëjee ñu tourné ko ñun noonu lañ ko jëlee woon kon loolu moom mënul yàkkal kenn jàngam boo bëggee jàng. macha allah mu nekk lu am solo Djiby tey li mu répondre nee naa un message fort la pourquoi un message fort parce que Djiby dafa wax lu am solo tey da ngay jàng. 3 mois yi ci des nga toog sa kër xëy na di nelaw xëy na doo laa daal sax kay da ngay toog di tëdd ko jóg wala nga nekk lu nekk nga dugg si waaye tey Djiby dafa joxe un message très fort mu ne lan mu ne tey 3 mois de vacances yooyu dañuy essayer ñu xool lan lañ ciy def am si benn métier ban métier lañ ci choisir ñoom ñu ne dañoo bëgg di théâtre du leen yàqal dara seen étude lan moo tax du leen yàqal seen étude parce que chaque fête lañ koy def ak chaque 3 mois yoo xamante ne dañ koy jël au lieu ñuy dem ay sortie wala ñuy dem ay bal wala ñuy dem feneen ñoom nee na dañuy toog ñu réfléchir di bind ay série loolu macha allah dañ leen di si jaajëfal bu baax di si kontaan ndax ay royukaay lañ waaye ci loolu nag bala may dem suñu jigéen Dieynaba il faut mu am lu mu ci sànni il faut mu leeral foofu aussi. waaw comme ni ko Djiby waxee woon rek jàng mënul théâtre mënul tere kenn jàng en fait parce que yaa ngi jàng. comme ni mu ko waxee vacances ba vacances ñu créé parce que man PA laa nekk vacances ba vacances laay ñëw fii kon vacances ba vacances bu ñu ñëwee fii mën nañu créer suñu troupe théâtrale di ko jouer comme ñeneen nu ñu koy defee. waaw ni ñu ko waxee am na solo Dieyna ni mu ko waxee aussi am na solo parce que pour un dernier mot ci étude et cinéma bu ñuy def kon ñu gëm ne tey ji ndaw war naa mën a def cinéma te du ko yàqal dara ci jàngam. mais une organisation il faut mu organiser wu il faut mu xam tam li mu bëgg parce que tamit bu ñu nee day def métier rek nekkul ndaw bi dafa nar a nekk rek tey mu def théâtre suba mu def football ginnaaw suba mu def way dañoo am si lu ñu bëgg am lu ñu miser muy lan muy cinéma bi bëgg nañ cee avancer si loolu la ndaw yi nekk. tey suñu émission avec la best génération mu nekk la meilleure génération nekk biir Daaru ci bu ñuy wéyal suñu question ak yéen di am toujours contentement nag nekk ak ñoom tey jii nag dañ leen di laaj mën naa ne ñu ngi doog a dugg ci émission bi nag ndax question bi ñu leen di laaj mooy question bi nga xamante ne peut-être moo ëmb émission bi tey bëggoon nañoo xam yéen lan ngeen di def exactement yéen da ngeen di def théâtre yéen cinéma ngeen di def wala film ngeen di def lan ngeen di yëngu daal lan ngeen di yëngu exactement loolu lañ bëggoon xam.
waaw ok comme nu mu ko waxee rek actuellement instant yi ñoo ngi yëngu ci ñoo ngi def film la ñuy def actuellement waaw encore moi je fais partie ñoo xamante ne ñoom ñooy bind film yi ñoom ñooy bind série yi et encore Saliou aussi ñoo ngi si répétition yi aussi encore ñoo ngi def ay réunion lépp loo xamante ne war na ko si aussi ñoo ngi koy def waaw. comme ni ko Djibi waxee rek waaye loolu dëgg la parce que ñun dañ ciy perdre temps répétition yi yëpp dañ ci def parce que l'heure est grave ñoo ngi si vacances li nga xamante ni dañ koo gëm vacances bi yëpp ñoo ngi si affaire bi tournage répétition lu ko war ñoo ngi koy def en tout cas daal si Daara Info sax pour collaboration bu ñu ñëwoon pour nga xamante ni caméraman bi ñëw nañ depuis longtemps depuis yooyu gisee leen si répétition ak yooyu lañ nekkoon parce que ñun dañoo gëm suñu bopp xam nga nit looy def il faut nga gëm ko soo gëmul leen moom ak tamit nit soo defee leen soo si perdre sa temps rek da ngay gagné loo si perdre temps da ngay gagné loolu moo tax nag ñun ñu gëm ko def ay répétition lépp waaw ma jox tamit Edouard mu wax ci tuuti moom tamit xam na ci parce que chaque jour day teew ay répétition yëpp ouais. Ousse nu mu ko waxee dëgg la quoi waaw chaque jour moom dañoo gëm li ñuy def quoi chaque jour ñu ngi def répétition yi quoi parce que temps boo toog perdre ko rek comme ni mu ko waxee moom it rek temps boo toog perdre ko rek ñu moom dañuy jël suñu temps di def affaire yi normal quoi di répéter waaw chaque jour ñu ngi koy gérer quoi. waaw comme niñ ko waxee woon rek passion la parce que film la ñuy def yàlla mën na def tamit ñu def egg feneen ba feneen lu yàlla xam doy na mais ñoo ngi góorgóorlu da ngay nekk école di yàkkamti ñëw vacances pour mën a def sa passion kon ñu ngi ñaan yàlla ñu jàppale ñu ba egg fu ñu war a egg incha allah. ah ok je vais passer comme ni ko sama gars yëpp waxee affaire bi passion la dañ ko bëgg te bëgg nañu egg foo xamante ni dafa sori quoi bëgg nañu egg foo xamante ni ñëpp dinañu ràññee Sénégal gi yëpp dinañ xam ne ñii ñoo def lii ñii ñoo def lii te bëgg nañ ko loolu te incha allah dina liñ gis ñun dina réussir buñ gars yi jàppalee waa Sénégal buñ jàppalee dinañ réussir luñ bëgg a def. mel bi jéy na ba nu mu ko waxee rek presque wax na wax ji yëpp ñun ay xale lañu dañuy doog a dugg ci cinéma bi ay élèves lañu dañuy jàng ci vacances lañu nekk dañuy profitoo ndax mënuñoo jàpp ci jàng bi rek xamuñu am na ñoo xam ne ñu ngi jàng ba pare duñu am liggéey moo tax ñu bëgg a boole ñaar yëpp bëgg a jàng def métier cinéma moom cinéma métier la boo xam ne bëgg naa ko depuis ma nekk xale ba tey parce que ay fresco bu ñu ko doon def bu ñuy jël ay théâtre comédien dama ciy bëgg a bokk lu ma bëgg la daal su ma sañoon nag waa Daaru waa Sénégal ñëpp jàppale ñu ci parce que dañ ko bëgg boo la ñu ci jàppalee rek dina gën a baax. merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal xam nañ ne tey wax dëgg yàlla fekk nañ fi la matière ndax xale yi tey am nañ engagement am nañ détermination bëgg nañ li ñuy def xëy na ay ndaw lañ dañuy doog a door li ñu naan tout début est difficile li ñuy doog a door xëy na moo tax tey bu ñuy wax sax dañuy xiir ndeysaan ndax bëgg nañ li ñuy def loo ba nga xamante ne tey buñ koy wax sax da nga koy sentir léegi nag si loolu ñu continuer suñuy question rek ndax Sénégal dafa bëri ay série tey série bu nekk tey mu ngi fi ñu ràññee ci Mœurs ràññee nañ ci Idole ràññee nañ ci Secret de famille waaye nag bi nga xamante ne tey moom la Sénégal di waxtaane ñëpp di ko waxtaane ñëpp ku ne du ci wax muy lan infidèle léegi nag yéen ngeen nekk ay ndaw commencé nag ci cinéma war ci egg fu sori nag comme ni ma ko waxee woon sànq rek tout début est difficile ngeen nekk ci yoon boo xamante ne y a tellement d'épines am na ay dëgg yu bari yoo xamante ne mu ngi leen xaar seen yoon léegi nag ma bëggoon xam ne xale yi nga xamante ne yéenay def cinéma bi dégg ay infidèle ak ay ñoom Mœurs ak yooyu noonu tey yéen lan ngeen ci xalaat ginnaaw loolu da ngeen koy suivre boo leen ko suivre yan jàngatam ngeen ci am. waaye série bi ñuy wax infidèle xam naa ñoom li ñuy joué actualité la parce que soo déggee infidèle moom infidèle bëri na fii ci Sénégal waaye parce que ñoom tamit am nañ li ñuy jàngale lu bëri am na tamit li ñuy faussé parce que ñoom li ñuy def dañ ko gëm parce que am na ay personnages yu fa nekk dañuy wax ñuy def rafetul wala nice parce que ñoom dañoo gëm loolu te bëgg loolu parce que nit moom soo bëggee leen na la jaral lépp waaw comme Olof Ndiaye ni nga ko waxee soo bëggee akara da ngay ñeme kaan ñoom tamit loolu la dañoo bëgg théâtre bëgg cinéma loolu moo tax jaral na leen lépp waaw parce que ñoom série bi suy commencé dañuy def foofu à l'âge de 16 ans xam nga parce que ñoom xam nañ film bi la moo ci nekk la moo ci bon wala mais nag instant yi léegi soo toogee sa gaale mag yi xarit yi rakk yi à l'âge de 12 ans ñoo ngi foofu toog di seetaan télé bi
yow soo xamee ne ki yow am nga 17 ans yow benn xale mu ngi foofu toog am 5 ans wala 12 ans nga koy bàyyi muy seetaan loolu xam naa yaa ko wax parce que ñoom averti nañ wax lañ foofu à l'âge de 16 ans waaye xam naa moom man moom ci ñoom lu ñuy def moom dañuy jàngale mais am na tamit luñ ciy yàq am na tamit luñ ciy bañ a jàng mais man damaa bëgg man su may joué leen na nekk xamante ni paa yi sëriñ yi maire yi ñoom ñëpp ñoo koy seetaan. bon comme niñ koy waxee série yi bëri nañ Sénégal y a Mœurs Idole mais man Mœurs moom franchement neex na ma parce que ñoo ngi lancé benn message boo xamante ne au moins population bi mën nañ ci aboutir niñ ko waxee tamit série yu bëri nañ fi mais nit da ngay xool lu baax ak lu bon. am na ñoo xamante ne mën nañ jouer ci benn série loo xamante ne am na ci lu bon mais yow mii di jouer série bi bëgg nga lancer message boo xamante ne dina njëriñ population bi yow yaay xool lu baax nga jouer ko ci. am na ñoo xamante ne dañuy jouer juste parce que dañuy jouer noonu dañ ko war a jouer wala dafa am lu leen ci neex ñu koy jouer mais yow mag nga yaa ngi créer say projet yaa ngi xam li nga bëgg ëllëg yaa ngi xam ni Sénégal bari na ay xale ndax léegi jamono bi fu mu toll. yaa ngi gis réseaux sociaux yi ku nekk mën a def loo xamante ne mooy loolu parents yi mënuñoo surveiller ñëpp kon yaay xool lu baax ak lu bon nga xool ko jouer ko di seetaan loo xamante ne mën na cee baax tam foog naa ni loolu mooy sama choix. waaw ok best generation la ba léegi waa BG li ma bëgg a yokk ci affaire bi c'est que aussi ñoo ngi jub ci affaire de cinéma mais bu ñu jugee ci affaire de cinéma lu tax ñu ne meilleure génération parce que. dañoo bëgg a def loo xamante ne dafa yiw loo xamante ne dafa jaar yoon loo xamante ne bu demee ba génn paayeeg maire bi wala xaalis duñu nekk ñu naan ñii lu ñu joué baaxul wala nii lu ñu joué jaar yoon xoolal seen solin yi baaxul wala affaire yi ñun nag moo tax ñu jug ñu ne lépp lu ñuy def nañ def loo xamante ne comme kii nu mu ko waxee paayeeg maire yeeg sëriñ ñëpp mën nañ ko seetaan loo xamante ne ay aada la wala loolu yëpp loo xamante ne dina jaar yoon léegi après loolu maa ngi conseillé jeunes yi aussi bu ñu def dara wala bu ñu def ay affaire de cinéma nañ def loo xamante ne ëllëg dinañ wax ci ñoom lu baax ëllëg dinañ xool ñu ne ñii nii ñoo doon joué fi lu baax ñoom def nañ fi lu baax nga xam ne ñëpp dinañ kontaan ci ñoom mais man lu may bañ nga def lan loo xamante ne gars yi dañuy ñëw di wax ci yow di bind ay message yenn saa da ngay toog ñu envoyé ñu naan yow li ngay joué baaxul wala yenn saa say parents dañu la ko sañ ñu naan li ngay joué baaxul ay sa solini ay lii ak ñu ànd lak loolu ñoo ngi conseillé jeunes yi encore képp koo xamante ne jug na pour nekk ci affaire de cinéma wala jug na pour def lii yëpp na ko def ndax ëllëg ñu xoolee ko lu baax ëllëg ñu xam ne kii lu muy def baax na loolu encore aussi pour affaire de infidèle yu ngeen di wax ay yooyu yëpp man comme Ousse nu mu ko waxee xam nga nit tamit booy def na nga avertir nit ñi yaa ngi def li ngay def bind nga ci suuf moins de 16 ans comme ça parents yi bu ñëwoon tey ak xale bu ñëwoon toog fii ngeen di seetaan ngeen gis moins de 16 ans xale toog di seetaan yow mi mag war nga ko wax jugal nga génn salle bi wala nga fay télé bi nga xam ne au moins kii amul 16 ans mënul seetaan lii nii man loolu laa gisee mais ñoom avertir nañu mais ñun xam ne ñun ñoo bëri ay histoire mais ñoom avertir nañu ñoom loolu la ñu bëgg c'est que affaire bi noonu la rek mais maa ngi ñaan aussi daal en tout cas gars yi daal lépp lu ñuy def nañ def loo xamante ne dafa baax loolu laa leen di ñaan. rek ndax tey déglu nañ xale yi li ñu répondre laaj naa leen ci ay infidèles laaj naa leen ci ay idole waaye dañoo wax lu am solo ndax xale yi nee nañ tey luñ naan booy roy da ngay roy loo xamante ne luy jariñ xëy na ndaw yi ëllëg la critiqué wuñu ne infidèle baaxul ndax infidèle am na lu baax infidèle am na loo xamante ne tam baaxul waaye nee nañ bépp parent boo xamante ne yaa ngi ànd ak sa doom di seetaan télé tey moins de 16 ans lañ wax moins de 16 ans donc parent boo war na xam ne xale bi warul seetaan lii tey ñu ñaax xale yi ba nga xamante ne tey xale yi am na lu ñu war a seetaan ak am na lu ñu warta seetaan ndax infidèle peut-être message la boo xamante ne dañuy wane ñiy def lu baax di wane ñoo xamante ne ñi ngi ci safaan ba te di leen ñaanal yàlla nag ñu génn si dem ci yoon bi nga xamante ne moom moo baax ci loolu nag dañuy wéyal suñuy question rek ndax tey xale yi ay xale yu am jom lañ maa ngi def ak ñoom émission mais xam naa ne fekk naa fi tey ay xale yoo xam ne ñu bëgg lu ñuy def lañ ci loolu rek tey gis nañ ne commune de Jaxaay bi am na ay ndaanaan yu fi nekk ay artistes ñoo xamante ne yàgg nañ ci art bi gis nañ ne fii au niveau de Daaru Cubb aussi y a d'autres troupes yoo xamante ne tey ñi ngi def li xale yi def waaye tey ci biir loolu rek li ñuy wax link damay laaj xale yi
tey ba xam yéen a ngi am collaboration ak ñooñ nga xamante ne ñi ngi def li ngeen di def ci biir dëkk bi wala sax au niveau de Jaxaay yéen a ngi jéem a link ak ñoom ñu dolli leen ci expérience wala sax bu fekkee dara dafa génn loo xamante ne mi ngi génnee ci mairie bi est-ce que yéen tey jéem ngeen gëstu lool ne war ngeen cee am wala déet. non instant bii nii moom je pense que c'est la première fois ñuy dugg si c'est pas la première fois mais ñu ngi si soog a commencé daal mais amaguñ ay collaboration ay link ak yooyu noonu amaguñ ko daal mais buñ bëgg nañ koo xamante ne dinañ jàppale ñu am collaboration ak moom di gën a tirer ay xam-xam si wàllum théâtre quoi mais bëgg nañ ko trop bu ñu amee ay link yu dëkk Jaxaay wala Ñaakorob wala fu mu mënti jógee baax na daal mais instant bii ni moom amaguñ affaire de mairie bi tamit ba tey pas encore mais dinañ xool dinañ jéem a lijjanti lu mu jar rek dinañ ko ci def. waaw mu nekk lu am solo tey ma leen doon laaj ba xam am nañ link ak ñeneen ñi ñu xamal ma ne comme que dañuy doog a door ñoom amaguñu ñoo xamante ne tey ñoom la ñu nekk sax di liggéeyal ensemble te ma leen di joxaale conseil rek parce que xale ngeen da ngeen di doog a door tey am na ñoo xamante ne xëy na def nañ ci 30 ans xëy na def nañ ci 20 ans. ngeen dem gisi leen waxtaan ak ñoom ñu dolli leen xalaat dolli leen xel loolu day baax si li ngeen di def nii métier bi ngeen nekk nii waaye ba tey ñuy wéyal suñu question ndax tamit ku ne xam na ne. ñu ngi ci jamonoy Covid 19 mu nekk loo xamante ne tey mu ngi ravager àdduna mu ngi ravager Sénégal nekk loo xamante ne tey xëy na sax bloqué na métier yu bëri am na ñu bëri ñu nekkoon sur le terrain doon liggéey xëy na tey toog nañ ndax lan ndax Covid 19. tey ngeen nekk ay ndaw nekk ci cinéma xëy na seen répétition yi metti loolu léegi nag yéen ban message ngeen di wax ci loolu ci Covid 19 bi ban message ngeen ciy wax ak tamit yan mesure ngeen xalaat ne bu ko ndaw yi jëlee tey jii loolu noonu dinañ mën a aaru ci feebar bi. comme nuñ koy waxee rek feebar bi bu mu xasee ñëw Sénégal ba léegi liggéey yu bëri stoppé wu na ku nekk mënatoo def sa activité normale comme avant ni nga ko doon defee mais bon il faut que ñu respecter mesures barrières yi tamit parce que lu may conseiller sama morom artistes tamit. ñu respecter mesures barrières yi di takk masque yi surtout. waaw comme Dieyna ni mu ko répondre léegi rek un message très fort ñu ne nañ respecter les mesures yi nga xamante ne moom la ñu wax ci Covid 19 bi tey dafa nekk maladie boo xamante ne tey mu ngi lëmbee àdduna donc xale yi jox nañ message bu fort boo xamante ne tey jii c'est à respecter. ci loolu nag dañuy wéyal suñuy question ba tey ndax tey ji bi tey bala ñuy continuer parce que tak ku nekk am nga ay projet te tey yéen a ngi nekk ci milieu boo xamante ne mu ngi le cinéma ngeen nekk léegi nag ñoom ji bi am nañ ay projet léegi nag ma bëgg a dugg ak ñoom ci yan projet lañ am instant bi lan ngeen di waajal ji bi. ok instant yi ñoo ngi waajal ay projet mais instant yi nii daa am benn projet bu ñu waajal mu tudd Amour Croisé projet bi Amour Croisé la tudd moom la ñu waajal nii bëgg ko tourner après ñu pare ko buñ ko paree léegi ci la dinañ mën a attaquer yeneen projet yi am nañ yeneen am na aussi boo xamante ne la vengeance la tudd après buñ paree bi ci moom lañ jéem mais encore ñoo ngi ci yeneen aussi ñoo ngi ba léegi ñoo ngi ci écrit bi ñoo ngi bind lépp après ma jox leen Ousmane rek mu jéem a xool lu mu si yokk. oui comme ni ko ci bi waxee rek ñoo ngi ci projet yi. ñoo ngi nga xamante ni ñoo ngi préparé benn film bu tudd Amour Croisé après tamit ñoo ngi ci su boobu paree ñoo ngi ci beneen série waaw li ñuy wax rek ñuy suivre nañ dem ci Daaru Info abonné fa dinañ gis foofu lu ñu génne incha allah nañ ko gis ci Daaru Info waaw ok daam lu ma fàtte woon wax c'est que bii nii bu ñu waaj a tourné nii benn sketch bu ndaw la nii rek mais avant ça dañoo lii woon benn film boo xamante ne par épisode la mais bu gudd la mais ñu ne avant ñoo def film boobu noonu comme que dafa gudd nañ def benn sketch boo xamante ne dafa ndaw dafa bu gàtt nii rek bu ñu ko defee gars yi dinañ mën a xam suñuy talent gars yi dinañ mën a xam fu ñu toll foo xamante ne ba xam ñun am nañ capacité loolu yépp fu ñu toll ñu jéem koo tourner lancer ko avant ñoo commencé ba léegi ñun loolu moo tax ñu naan nañ commencé bii nii nañ jéem a xool benn sketch bu ndaw boo xam ne ñu tuddee ko Amour Croisé ñu tourné ko après bu ñu paree boobu ñu soog a dem ci film bu mag bi boo xamante ne moom moo tudd La Vengeance. kon jibi nu nga ko waxee rek fu mu daanalee foofu laay tàmbalee dañoo commencé ci Amour Croisé ndax dañuy doog a tàmbale kenn xamaguñu ñu commencé ci lu ndaw ñu xool bu nekkee ñi daal suñuy jàppalee rek ñu commencé dem nag ci La Vengeance benn série la bu xaw a gudd nii épisode
li xaw a gudd damay dellu nag si parents yi pour suñu gisee amul croisé benn buubu bu ñuy sol rek mais dañ koy sumbi après meluñu noonu. waaw ok comme ni ko sama gars yi waxee rek en fait ñun lu ñuy programmer suñu projet yi dafa rëy quoi amul croisé bi ñuy préparé tamit bëgg nañ mu réussir beneen projet bi tamit mooy la vengeance boobu noonu tamit nekkul lu ndaw te bëgg nañ aussi def loo xamante ne ci film boobu noonu ku ñu gis dinañ xam ne booy am nañ avenir am nañ ñu bëgg te xam nañ lu ñu bëgg en fait loolu laa amoon pour wax pour gars yi jàppale ñu tamit. waaw comme niñ koy waxee rek passion la te dañuy def lu ñu mën pour mën a egg fu ñu jëm bon ñu ngi koy waxee ñoo ngi préparé loo xamante ne c'est du lourd xaar leen ko bu baax muy Amour Croisé lu ci des nag xaar leen ñu ci Daaru Info moo ngi ñëw incha allah. ñuy wéyal suñuy question ba tey ànd ak xale yi nga xamante ne ay xale yu am passion la ci li ñuy def tey nag xale yi ma laajoon leen lan moo seen projet ñu joxe lu am solo mu nekk nag ay projet yoo xamante ne ñu ngi waajal ay film yoo xamante ne xaar leen ko ci Daaru Info ay film yu doy waar laa lay wax nii léegi nag ñu wax ma ci benn titre film boo xamante ne dañ koy waaj a tourné film boobu bi ngi tudd Amour Croisé nag nekk loo xamante ne man Ndeye Ngoné Fall de loolu daf maa jommal ndax man xëy na daan naa dégg croisé mais Amour Croisé peut-être nekk na loo xamante ne mit la ci man tey jii nag may laaj Dieynaba yow mi nga xamante ne tey jigéen nga nekk ci troupe bi Amour Croisé moom nga jéem a cee leeral ak Dieynaba. déjà quand on parle d'amour foog naa ni jaratul ñuy laajte kenn parce que ñëpp ngi dund amour ku nekk ngi dund amour bu ñu waxee Amour Croisé nag ça tourne autour de 4 personnes li ci kanam nag raw li bët ñu ngi xaar leen série bi ku ci bëgg a xam nag lu bari abonné wu ci Daaru Info incha allah moo ngi ñëw. waaw tey nag ñu nekk suñu cëppaalu ndaw émission bi tey émission bi di waaj a jeex nag yaakaar naa ne xëy na benn question bii rek moom moo ci desoon ma bëggoon nag xale yi tey ngeen nekk ci showbiz bi nekk ci loo xamante ne lu metti la waaye nag tey bala ñuy clôturer bëggoon naa ngeen joxe benn message un message fort pour la jeunesse parce que ay ndaw ngeen nekk nag di bay seen waar léegi nag yéen lan ngeen di xalaatal seen moroomu ndaw yi nga xamante ne tey xëy na ñu ngi seen kër yi xëy na Covid-19 bi jàpp na leen xëy na demaguñu jàngi xëy na dañuy toog di tëdd ak a jóg tey ban message ngay jox jeunesse boobu ñoom lan la ñu war a def ba pare tamit ngeen tàgguwaale nag seen mot de la fin. waaw ok balaa maa jógee fii nag maa ngi wax képp kuy jàng booy jàng bu école bu tëjee bul tëdd bul nelaw na nga jug dem xool li nga defi koo xamante ne jàngoo yaa ngi toog seen kër defoo dara bul toog aussi demal jug nga xool li nga defi affaire noonu la mais bul toog rek nga naan doo def dara encore je vous remercie waa Daaru Info maa ngi remercie waa Daaru maa ngi remercie aussi waa Best Generation kontaan naa si yéen trop waa Daaru Info. waaw message bi may lancé fii moom mooy ci parents yi quoi parce que am na xale yu bëri dañoo bëgg nekk nit ki nga xamante ni exemple ci wàllu cinéma la bëgg mais parents yi ñoo wax déet parce que yow da ngaa war a jàng yow mu nga am yow cinéma yow nga bëgg exemple mu nga bëgg doon un théâtre kat sa papa du nangu wala sa yaay du nangu damaa bëgg nit soo gëmal leen bëgg leen il faut ñu jàppale la nga nekk loolu quoi. may remercier waa Daaru Info waaw di bëggee samay gars yi waaw mooy loolu waaw yaa ma gën a xam tey teewaay bii ku ko gis xam ne teewaay bu nice la tamit waaw comme ni ko Jibi waxee tamit waaw bu école tëjee gars yi mooy loolu bu leen toog seen gaale yaakaar ni tamit mooy loolu da ngeen a war a xëy waaw nelaw ba naaj bi tàng ngeen xëy sëlmu waaw ndekki doxaat dem ñoo non non du loolu affaire bi loolu affaire yi job la boo xëyee suba teel da ngay sangu ba nice bu nekkee téer ngay jóg sama zaar gi da ngay sangu ba nice pour dem atelier bu nekkee manœuvre loo mënta doon daal boo xëyee suba teel waaw sangul daal ba naax nga mën a firi pour boo demee nga moo def dara quoi mooy loolu nga mën a seen kër dara yaa ma gën a xam. jeunesse bi man laay gën a waxal quoi bu leen toog nii terew ñu leen daal ngeen wut loo leen def quoi mais pendant les vacances quoi dañ koy mën di def quoi bu leen toog nii quoi comme ni ñu koy waxee time is money wala dañ koy gérer. message bi nag pour les jeunes laa koy jox toogaay waru amati vacances bu jotee bu leen xeeb benn liggéey boo leen am dem leen def ko pour jàppale suñu yaay ndax dañoo sonn si ñun maa ngi nag remercier bu baax suñu siste bi toog Ngóone ak Ous Nongu fàttewuma ko série bi nag xaar leen ko bu baax a baax série buy neex lay doon dem leen abonné si Daaru Info ku ko tardé nga lu neex. léegi je vais dire en bref comme li ko sama gars yi waxee instant amuñ temps bu ñuy perdre temps is money la ñu wax quoi dañoo war a dem uti job mais maa ngi remercier de toute façon maa ngi remercier Ngóone di remercier Ous suñu grand moo ñu jàppale pour ba fi ñu toll nii moo ñuy conseillé dañuy wax te
texte bi sax li ñu bind yëpp presque moom xaaj bi moo si gën a participer. ñu ngi remercier tamit kii nii Ismaïla Diengale moo ñu defaral seet yi ba gars yi sol ñu ngi koy remercier aussi bu baax a baax di remercier waa Daara Info tamit seen taxawaay gis nañ ko loolu ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax ok loolu laa am lu may wax. bon au final comme ñoom ñëpp nuñ ko waxee ñoo ngi remercier waa Daara Info ci interview bi ñoo ngi remercier encore une fois suñu système ngoone bi fi toog ndax sonal nañ ko trop ci interview bi di ñaan tamit di wax lu may ñaax jeunes yi mooy que wake up le temps est précieux jug leen te xam ni li ci kanam rawul bët jamono ji gis ngeen fu mu toll dafa métti ku defarul sa bopp foog naa papa maman ak Covid bu 19 bi fi ñu toll nii kenn mënul la dara encore une fois portez vos masques ciao ciao. xale yi dañoo tëjee lu am solo mooy lan dégg naa fi wake up dégg naa fi lan time is money dégg naa fi bu kenn nelaw na ñëpp yeewu vacances bu kenn toog na ñëpp jóg ngir lan teral yaay teral baay comme niñ koy terminer saa su ne ndax xale dañoo joxe message bu am solo loolu nekk jàngat bu fort boo xamante ne tey ñi ngi koy lancer jeunesse bi yëpp ñu xool ci xale yi nekk nañ ay ndaw ñi ngi jàng waaye nag nee nañ bu vacances jotee duñ tëdd de dañuy jóg uti luñ am ngir lan ngir indiwaat ko ci kër gi kon xale yi day montrer ne teel nañoo jël seeni responsabilité kon mu nekkoon seen émission wane ma nekkoon seen premier numéro Sister Ngo di ko def ànd ceeg fës xale bi xew si jamono tey jii ñu jeexale foofu suñu émission di remercier waa Daaru Info yëpp di remercier nag xale yi xëy na sonal nañ ma waaye tey sonal naa leen maa leen di remercier bu baax di leen wax ne xaar leen wane ma ci seen beneen numéro